Assalamu alaikum wa rahmatullah. Commencez d'abord par Aouj billahi min shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam. Bon tey moom dañuy commencer benn série live yu bees série bi nga xam ni ça va porter sur Mahikan assalamu alaikum or noir présent machallah. Donc benn live la bu nar a porter sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ismaïla Ba naa la rappeler mon frère gis naa sa appel nuyu naa lu baax. Donc live bi ça va porter sur la biographie du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ñun jullit ñi ak ñu bëri ñi nga xam ne wax nekkuñu kii jàpp nañu que moom mooy meilleur mbindeef Makhtar Cissé bi dox bu mës a dox sur cette planète Terre waaw donc ñu bëggoon tey ji rek commencer wax ci moom bon donc comme ni ma ko waxee objectif bi parce que damay leeral d'abord ay mbir yu bëri sama objectif du jéem a def comme oustaz yi wala dara mais dama gis ni rek ni ñu présenté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au niveau du Sénégal à mon avis man sama point de vue laa xam dafa xaw a dafa des lu bari sax parce que souvent bu ñuy wax ay waxam sensationnel bi rek la ñenn ñi di wax ci loolu rek la ñuy concentré wu du ñu wax ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tant que njiit loolu rek déjà war na mën a jël 15 ans whatever dama exagérer mais moom rek pour wax ci moom sa vie en tant que njiit en tant que politicien en tant que chef de famille en tant que leader xam nga en tant que tamit ku ñuy yónnee comme rahma comme miséricorde pour kii bi pour l'univers loolu rek buñ ci doon wax bu ci nekk defe naa dina jël temps bu dina jël plusieurs années mais dañuy xool souvent jour gàmmu la ñu bëgg a résumer toute l'œuvre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañ koy bëgg a résumer en général ci benn gàmmu ci benn guddi gàmmu te loolu dafay forcer nit ki muy wax ci benn mbir kese lay mën a wax sensationnel li tax nit ñi di tàccu di naaw di xëm comme ni muy amee grand théâtre xam nga donc ma gis ni ñi fi jaar ñëpp Sénégal nitu yàlla yi fi jaar yëpp di wax ci Rasulullah sallallahu defe naa ay bind nañu ay téere yu bëri di ci wax bind nañu ay téere donc kii di téere defe naa téere ça va se résumer ci benn benn guddi déjà loolu problème la man à mon avis donc ma ni beneen bi mooy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañoo jël par exemple sëriñ yi suñu sëriñ yi Sénégal nitu yàlla yi nga xam ni dañoo jëloon par exemple ne serviteur ku mel ni xaadimu rasulillah mu ne xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam xam nga mindaanu rasulillah tuddee boppam mais ñun donc moom moo ngi ñuy joxoñ rasulillah mais dañuy ñëw ñun waaw bi baa nuyu naa la mon frère dañuy ñëw ñun au lieu ñu xool lim ñuy joxoñ mais moom kii joxoñ la ñuy xool ñun baaraamu kii joxoñ ci la ñuy gën a concentré te duñu xool kii joxoñ donc ni ñu présenté rasulillah souvent da nga Sénégalais yu bëri li ñu xam ci seen sëriñ xamuñu ko ci gën di mbindeef li ñu xam ci seen sëriñ temps bi ñu dépensé pour xam seen sëriñ jëluñu temps boobu dépensé temps boobu almaxtaar pour xam ngën di mindeef te pourtant nit yàlla yi fi jaar yëpp dañuy naan waxi yonent bi seen bind yëpp loolu la woon donc qu'est-ce qui s'est réellement passé lan moo xew mu demee noonu beneen bi mooy rasulullah dañ koy teg ci benn niveau boo xam par exemple dañu def sëriñ yi gën a accessible que rasulullah sallallahu alayhi wa sallam defe naa loolu tamit dafa am dañuy def comme si moom moo gën a accessible quoi dafa am ñoo xam ñoom rek ñoo war a wax ci moom xam nga léegi nag li tax beneen raison bi tax ma ni bon nañ def siira bi quoi mooy defe naa tamit il est temps que mbedd mi wala li may woowee man mbedd mi wax ci siira bi wax ci kan mooy rasulullah mbedd bi commencé ci wax xam nga souvent dama leen di wax adduna bi moom waaw gars yi mbay maa ngi lay nuyu bu baax adduna bi affaire de programme la quoi dama naan yàlla daf ñu may war computer may ñu technologie pour ñu xam
lan mooy ordinateur pour ñu xam programme la ñu xam ñun suñu cerveau yi nan lay fonctionner xam nga souvent même kii bi laa affaire de subconscient beeg conscient bi damay insister ci subconscient bi parce que fa la paradigme yi nekk fa la groupe ñiy woowee paradigme n'est-ce pas groupe programme yu bëri yi nekk paradigme ci biir subconscient bi la installé wu maintenant subconscient bi ni ñu koy programmer mooy par répétition lan la ñuy répéter Xalif Lo lan la ñuy répéter mooy lu baax normalement bu lu bon bu ñu koy répéter day installé wu subconscient bi loolu mooy par exemple danger wu télé bi programme série yu bon yi ñuy teg ci télé bi série yi nga xam ne ça reflété wul par exemple suñu réalité socioculturelle yu ñuy kii di ko kii en boucle ay programme la yu dugg ci subconscient yi day dem ba mujjee banal dafay dem parce que à force de vivre le mal il finit par être banal n'est-ce pas donc loolu beneen côté bi nag côté lu baax li boo waxoon naa ne ko histoire keroog maa ngi leen di jox exemple waa jooju rayoon 100 personnes yi te mu rayoon 100 personnes yi amin mu ray 99 mu ne mu bëgg tuub mu ñëw ne benn waay man de dama bëggoon tuub topp yàlla kooku ne ko mu wax ko moom li mu def ci ay toj kooku ne ko yow sa kaa nit ñi nga rey yow moom safara rek wala dara après mu ray kooku muy centième mais finalement ki ko mujjee gindi daf ko ne demal benn dëkk boo xam ne dëkk boobu boo fa demee di nga fa fekk ay nit yu baax ñoo fa nekk boo demee ci dëkk boobu après yàlla mën na am yàlla baal la donc waa ji li mu ko doon wax mooy demal ci benn environnement bu bees environnement Moxtaaru gis naa sa appel gis naa environnement boo xam ni lu baax rek moo fay daw en boucle donc loolu la ko waa ji wax ne ko demal ci benn environnement far malheureusement waa ji dee yonent sallallahu alayhi wasallam moo nettali histoire bi far malheureusement waa ji dee ci yoon bi xam ngeen li ci des histoire bi n'est-ce pas donc environnement bi dafa am solo donc ñun rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañuy ñëw Sénégal par exemple waaye koy waxal barki sëñ Touba laa wax non barki Mam Maodo barki Baye Niass loolu mooy daw ci environnement bi c'est les mêmes noms qui reviennent xam nga mais yonent bi benn instant amin nekkatul ci en programme yonent bi par exemple mais installé wuñ ko noonu ci subconscient yi parce que du ñëw en boucle quoi mooy lan la doon def te loolu pour mu nekk il faut tamit turam moom tamit nekk si kii bi ay kiyam ku nekk booy def par exemple nga xam ko quoi li ma bëgg wax mooy nga xam ko il faut nga xam ko d'abord xam nga donc loolu dafa am solo beneen bi mooy da ngay gis maa ngi relever benn aaya suuratul Ali Imran yàlla moo ngi naan auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim mu ne huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi mu ne wa uxarru mutashabihatun fa amma allazina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu abtigaa alfitnati wa abtigaa ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu mu ne illa allahu wal raasixuuna fil ilmi yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albaabi aaya bi moo ngi mën ngeen ko dem vérifier ji moo ngi suuratul Ali Imran verset 7 ok yàlla mu ne yàlla mooy wax moo ngi nii alxuraan la yàlla mu ne moom moo wàcce ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam téere bi mooy alxuraan bi dañoo wàcc ci moom alxuraan bi téere boo xam ni ci biir téere bi li fa nekk mooy des versets clairs sans équivoque ay versets yu clairs mais xam lan la ci teg mu ne qui sont la base du livre mu ne des versets clairs qui sont la base du livre donc livre alxuraan bi yëpp base bi mooy ay versets clairs donc li ci ëpp solo c'est des versets clairs wala qad yassarna al-Qur'an li zikri right mu ne après mu ne n'est-ce pas léegi nag dëgg leen baax li yàlla wax de mu ne mais am na tuuti ci biir alxuraan bi tuuti quelques versets à équivoque qui peuvent prêter à diverses interprétations yàlla mooy wax ah mu ne versets clairs qui sont la base du livre mais mu ne quelques versets qui peuvent prêter yoo xam ni bon kii danaa lire par exemple alif lam mim rasulullah sallallahu wax ñu la lay signifier mais ñi ñaa ngi koy jéem a kii naan lii la ak lee la rasulullah waxul lan la am na verset yoo xam ne xamuñu lan la signifier l'essentiel mooy
ihdina siraatal comme ni ko yéen borom xamay waxee al mustaqim yow yaa ñaan ci surtout Fatiha yàlla teg ma ci yoon siraatal mustaqim comprendre nga après alif lam mim yàlla dina wax ni pour nga tegu ci yoonu siraatal mustaqim Baqara première chose bi nga war a xam mooy doo xam lépp c'est la première chose boo war a xam parce que tegal après Fatiha rek automatiquement ñu tegal la parce que Rasulullah sallam moo ne ñu arrangé noonu téere bi donc après Fatiha ñu teg alif lam mim zalikal kitab la rayba fii il parle déjà de kitab bi nga xam ne amul benn doute right mais mu ne première chose bi ngeen di comprendre mooy alif lam mim mooy xuruf muqattaqaat bi nga xam ni ay yaasin ay haamim doo leen xamuñu loolu la ñu tegal donc première chose loolu lay indiquer quelque part d'après yenn ay faxri dina rasé ñooy yenn borom xam-xam n'est-ce pas léegi mais Sénégal mais avant loolu yàlla mu ne nag quelques versets à équivoque yooyu dafa am ñi nga xam ne seen xol dafa incliné wu vers l'égarement dégg leen bu wax li yàlla wax mu ne ñooñu ñi nga xam ne seen xol dafa incliné wu vers l'égarement ñoom ñooy jëw di concentré wu ci versets yooyu ces versets à équivoque waaw mu ne ñi nga xam ni seen xol dafa incliné wu vers réer ñoom ñooy kii l'accent sur versets yooyu nga xam ni dañu leerul quoi n'est-ce pas aaya baa ngi noonu verset 7 sourate Ali Imran ba pare yàlla mu ne comme li ma la waxee sànq afalaa yatadabbaruuna al-Qur'aan am alaa quluubin aqfaaluhaa lu tax dalee méditer ci alxuraan bi wala yéen ay cadenas moo nekk seen xol yàlla bu lay invité nga méditer ci alxuraan bi mais c'est parce que alxuraan bi du chinois du hiéroglyphe du kii n'est-ce pas après wala qad yassarna al-Qur'aan li zikri moom moo def alxuraan bi mu simple pour réflexion pour mémorisation pour tout ce qui vient après moom moo ko def yàlla mooy wax man waxuma sourate la lune moom moo ko wax donc mais Sénégal dafa mel ni dafa am ñoo xam ni dañu bëgg chaque fois c'est vrai que nag am na ay bu ñuy wax ay lois yeeg règles yeeg yooyu ay yenn fatwa yeeg yooyu yooyu borom xam-xam yi ñoo koy gérer mais suñu relation ak ay siira mais pourquoi ñu war a ñun kenn du def effort pour xooli waxtu ba sax Alxuraan léegi siira laay wax wala xadis yi pourquoi ñun du ñu def benn effort maintenant pour jëli l'information il faut toujours qu'on attende les autres nous viennent ba pare en 2020 nga xam ne lay amatul mën naa toog fii tey di lire benn livre bu nekk ci benn bibliothèque bu nekk Pakistan wala Arabie Saoudite wala Zimbabwe wala fu mënta nekk loolu la ñu yàlla may tey en 2020 donc lay amatul maintenant ñi nga xam ni ñoom dañuy jël verset à équivoque yooyu la ñuy jël chaque fois dañuy ñàngal affaire yi yóbbu la fan lañ lay yóbbu ci ay abstraction lañ lay yóbbu ci foo xam ne yow c'est pas palpable yàlla amul intérêt ak ni mu yërëmee nit yi dañuy yónni ay loo xam ni dafay kéemaan yooyu gars yi di jiital mais ban intérêt lay am bu nekkee moom dafa yërëm nit yi mais dafa leen indi lu simple ay nit ngeen dox ci suuf wax na ko ci Alxuraan bi mais malaaka bi ñu leen yónni woon malaaka ngeen taxaw naan waaw yàlla ñii ñoom ñoo ñu sutaan ñoo ñu gën a ponkal ñoo ñu gën a am doole ay nit nit lañ leen di yónnee nit bu simple di mel ni comme yéen lépp li ngeen di def mu koy def côté besoin physiologique yeeg yooyu n'est-ce pas donc c'est clair mais Sénégal dañu ñëw yenn gars yi rek ñenn ñi rek ñoo am yenn saa yow même yow benn ancien rappeur bu mel ni man bu taxawee sax di wax diine mais benn instant dama doon remarquer yenn gars yi comme ngay waxee yenn niveau yi quoi gars yi dañu dañ lay indil ay problème quoi comme yow waroo wax quoi parce que rappeur nga woon quoi xam nga mais rappeur bi par exemple source am lii mooy source am Alxuraan right lii mooy source am parce que dama jël sama bibliothèque Ibn Kassir tafsir par exemple Ibn Kassir ak ñeneen bien sûr ay exemple rek lii mooy source am Imam al Bukhari du la waaw lii mooy source am xam nga fiqh sunna source am mooy du ñëw ma waxee sama xel dem na ba jéem a régler dictionnaire Coran pour xam pourquoi dictionnaire Coran pour arabe classique pour mën a xam différence entre arabe bi léegi ak arabe classique parce que y a tellement de mots Alxuraan bi mënoo ko tafsiree mot à mot boo ko tafsiree mot à mot da ngay réer parce que am na yu bëri parce que dañu naan bismillah ci turu Allah yàlla arrahman que kii boo ko tafsiree noonu aaya yu bëri da ngay réer doo xam parce que ñu bëri da ngay dégg sax ñuy waaraate yenn saa yi mais il passe à côté man dama koy dégg mais boo waxee ñu ne woy gars bi dafa ñoom li lay xoolee mooy benn gars bu warul wax quoi xam nga mais ku nekk tiyaaba ngay wut defe naa da ngay jéem a dem àjjana lu la yàlla inspiré nga def ko pour vous dire même dañu dem ba gis nga
même par rapport ak histoire lépp la ñu war a gëstu histoire Sénégal accommodation par rapport ak kii bien que yenn oriental ñoo ko bind mais ñoom au moins ils ont fait le tout pour vous dire que bàyyiwuñ dara nous essayons de donc fu ñuy waxee fu ñuy wax chaque fois dañuy jéem a am fu ñu ko teg parce que bëgguñu si am ay bàkkaar donc je disais que ñooñu noonu dañu teg comme si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom il est inaccessible mais sëriñ bi moom dafay accessible quoi alors que xaadimu rasulillah la wax alors que Baye Niass même chose la wax ñoom ñëpp képp ku fi jaar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la wax bañ nekk ba ñoom ñëpp livre yi ñu fi bàyyi en arabe lañ koy bind da ngay gis ay nit ñi dem bay saaga la langue arabe parce que ay noir lañu naan arabe alors que yàlla moo tànn alxuraan bi ne langue arabe alxuraan arabe bi yéen langue arabe la ñu bind alxuraan bi moo ko tànn moom arabe moom nit yi moom Sénégal moom ku ko neex lu ko neex lay tànn ñu bindee ko tudd kii boobu langue boobu ah. ba pare yow nga bëgg gën di mindee par exemple nga di bëgg nga kii te yow ba doo respecté langue boobu langue bi arabe bi moomu ko yàlla wax naa leen ko fi ñaata yoon laa ko répété ah mooy surtout par rapport ak à la langue française ci boppam ah xalaq al insaan allamahul bayaan yàlla moo créé nit ah ba pare jox ko langue donc arabe bi moomul la langue arabe suuf si nii yenn saa yi nga wax ak benn waaye mu ne la waa mais gars yow loo andi def ci dëkk tubaab yi par exemple nga kii benn affaire yéen a ngi foofu ci dëkk tubaab bi mais tubaab bi moomul dëkk bi c'est la laine d'Allah teeru Allah la avec dañu dem bay réer ci ay affaire di jël ay nit di ko jox fàtt ni yàlla moomam lépp xam nga ay langue yooyu yëpp yàlla moo ko moom xam nga léegi nag pour nit ñi comprendre li ma bëgg a wax daal mooy en résumé mooy bu ñu instant bi peut-être jamono yu njëkk ya te ñooñu te defe naa mag ñu njëkk ña loolu moo doon seen mérite quoi ils ont vraiment beaucoup de mérite képp ku fi taxaw xeexal l'islam biir Sénégal am nga mérite vous savez pourquoi parce que ñoom tey jii man damay toog sama kër commander samay livre pour sama bibliothèque xam nga damay bës bouton commander bi ñu livrer ma ko mais ñoom imaginer nga ñoom pour ñu liiroon benn livre il fallait ñu dem ba Mauritanie il fallait ñu dem te livre boobu temps imprimerie amul pour nga bind benn livre yow yaa koy bind première page ba dernière page effort yooyu tamit nit ñi daan def mënuñu c'est pas négligeable nit ñi même bu nekkee nit ki bokk leen pas-pas mais nga respecter loolu tamit quoi xam nga parce que ñoom quand même wax dëgg yàlla seen intention mooy comme j'ai l'habitude de le dire ñoom Sëñ Touba ak ñoom El Hadj Malick boobu la gënoon métti jaar nañ fi def li ñu doon def dem nañ seen yoon ñun nag suñu contexte mooy beneen contexte la mooy Iblis dugg na ñu bëri dañu mbubboo ñooñu après di indi seen i musiba di gën a réeral doomu am te mën na am sax ay franc-maçon lañu donc yow mënoo ne taalibe diw nga te doo xeexal diine bi mënoo ne taalibe diw nga dégg ci kenn ku tudd xaadimu rasulillah ah te yow doo xooli kan mooy rasulillah demal xooli kan mooy rasulillah xam nga donc loolu mooy premier point beneen bi tax ma gën a ne il faut ma wax lii mooy kémit yi les kémit dafa am mouvement bu bees bu tudd mouvement kémit temps yëpp maa ngi am ak ñoom ay problème ñoom dañu nekk ne ñoom ma gën a tax sax démb ma ne non il faut ñu commencé waxtaan ci yonent bi quoi xam nga parce que kenn ci ñoom benn professeur bu tudd kii nu mu tudd encore benn professeur bu tudd kii Ndiaye something Ndiaye xaw ma lan Ndiaye fàtt naa turam sax Ibrahima Ndiaye xaw ma donc moom France la nekk souvent dañ koy invité ci télévision tubaab yi mais ñoom seen xeex yëpp dañu mel dañuy dem en croisade contre islam ñoom en croisade contre islam mooy ñoom islam seen problème la mooy ñoom booy Akhenaton booy bëgguma sax tudd turam tellement mépris la am pour moom parce que lan la ñu bëri dañ leen di xaw a kii parce que ñun dañoo jàpp benn affaire ñun dañu topp yenn nit yi mais quelque part expression wu suñu complexe bi ñu am ci langue française la quoi amit bi nga xam ne français yi ñoo ko porté quoi liñ ci porté ci langue française bi mooy dañu ñëw ne benn boy Akhenaton par exemple non il est pertinent parce qu'il manie bien la langue de Molière non du ay le fruit de sa propre xam nga nit da ngay demee comme j'ai l'habitude de le dire bala maa xam ne tu es intelligent ngay ñëw ak le fruit de ta propre réflexion nga xool fii dara nekk fi nga créer fi dara nga inventé fi dara loolu yàlla poussé la guidé la nga découvrir dara man tu mais mémoriser les pensées des autres après ñëw tuur ñu ko ah après nga ni yow tu es intelligent ah non tu l'es pas moo tax il nage entre deux eaux ils sont là léegi nag ñi leen di topp nag dañ naan waaye gars bi non il est pertinent par rapport à quoi xool leen ñi ngeen di wooye pertinent souvent c'est parce qu'il manie bien la langue de Molière xam nga tout ça loolu rek moo tax ngeen a pertinent mais d'un point de vue des idées qu'est-ce qu'ils accouchent comme idée nouvelle absolument rien
lan la ñuy xool par exemple par rapport à leur environnement ñu observer ko génne fa ay solution pour problème mu Sénégal par exemple absolument rien c'est la dénonciation fustiger ñeneen ñi après ñëw user d'un français académique pour whatever après yenn gars yi fan leen donc ñun ba pare même gars yi ñooy woowee seen bopp kémit daan dañuy xeex tubaab yi mais vous êtes complexé devant l'homme blanc déjà parce que vous utilisez cet outil là pour whatever entre guillemets je dis outil parce que je dis que langue yëpp ñëpp ko bokk mais ñoom jëlee wuñ ko noonu xam nga parce que déjà ku ciy waxal mënu sax wax français bu simple ñooñu nag ñooy jóg tey di xeex diine yi di xeex rasulullah kenn si ñoom mooy professeur boobu dafa ñëw mu génne benn kii mu ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa amoon ay esclave xam nga dafa amoon esclave loolu nag ñoom ñu bëgg ci profiter pour yàq der et tout xam nga pour yàq der quoi léegi nag plan bi lii la il faut ñu wax dañu commencer par wax déjà ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam avant muy juddu xam nga léegi nag bon fàtt naa samay source lan mooy sama source yi ma am dama bëgg ñu déglu ma ak xel parce que am na ñu bëri damay dégg ñoom Tamsir Abdourahmane Gaye yenn saa yi ñuy wax ay mbir yoo xam ni ci biir mbir mi ci biir wax ji day am contradiction ci biir wax ji xam nga day am contradiction dama leen di jox benn exemple bu ndaw laa leen di jox par exemple dégg naa ko moo waa ji sant ay dara ñu ne alburaax bi yàlla yonent bi waree dem jëli alburaax amin dem rañaani bi mu waree rañaani mu ne yàlla dafa créé 124 000 at cëppi xam nga waaw donc connexion bi dafa xawoon kii donc alburaax yëpp di cëppi alburaax boobu moom dafa feebaroon ñoom ñooy wax dégg ngeen man waxuma ñoom ñooy wax ñu ne alburaax boobu dafa feebaroon li may wax ni aussi mën ngeen ko vérifier YouTube di ngeen ko gis mu ne alburaax bi feebar léegi alburaax yeneen yëpp 123 999 yëpp di cëppi ba mu des benn alburaax alburaax boobu feebar Jibril ñëw ci moom ne ko waaw la tax yow ñëpp di cëppi yow cëppi woo dangam mu ne alburaax bi ne ko moom de dafa xaw a feebar déjà monde boobu est-ce que feebar am na fa déjà ça c'est un problème xam nga monde boobu noonu est-ce que dafa am ay virus yu feebar la wala ñoom ay créatures yu feebar whatever donc c'est une question que je me pose comprendre nga bon ça c'est un deuxièmement mu ne Jibril ni alburaax boobu modesté ak feebaram modestie bi mu àndal mu ne ko yow yaay jëli rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne bi mu ko jëlijee mu ñëw rasulullah ci gémmiñam bii pas ci gémmiñam moom moo expliqué par kii xataada moo ko kii mu expliqué mu ne alburaax bi Jibril bi mu ñëwee indi ko ak alburaax moom bi mu yéegee ci alburaax dafa xaw a fipp après Jibril bipp ko ne ko xanaa xamoo ñi mës a yéeg sa kaw ñëpp ne la moo la dal xamoo ñi mës a yéeg sa kaw ñëpp kii moo ci gën a noble comprendre nga donc 124 000 déjà day faussé loolu ñi mës a yéeg xanaa ñoom kon dañu paasante alburaax yi parce que ñoom dañoo ne ku nekk ak sa alburaax léegi Jibril rasulullah mooy wax de mu ne ñi mës a yéeg sa kaw ñëpp ñi la mës a war ñëpp xamal ne kii moo ci gën a noble donc loolu dàq na li ñu wax ça c'est un deuxièmement rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu jógee baytil maqdis dem fële bi mu jógee Makka dem Jérusalem lan la wax mu ne ci benn poteau la taq alburaax bi moment boobu Jérusalem foofu noonu ay ruines la woon c'est clair mais ci beneen kii parce que bi ko gars yi di laaj indil na leen tegal na leen yàlla indil na ko kii quoi bi mu fa demee jiite na yonent yi donc si beneen monde parallèle lañ nekkoon mais ci poteau la taq alburaax waaw mais animal boo xam ne dañu cëppi pour ku nekk naan maa koy jëli est-ce que soxla nañ ko taq est-ce que soxla nañ ko taq ce qui veut dire que animal la boo ko taqul day rëcc wala day dem yoonam wala c'est un animal créé ci beneen dimension whatever loolu mooy mën a nekk mais contradiction yi par exemple rasulullah ñu ne rasulullah sallallahu bi mu juddoo dafa judd rek ne ni baaraam bi def shahada bi dafa judd rek ne ni baaraam nekk liir mais la moo tax bi mu nekkee mag moom kii nu mu tudd encore Jibril feeñu ko xamul sax li ko dal lan la wala dafa fàttali ko dal lu ba mu dem ci zammiluni dem ci Khadija sàng ma mais parce que tout simplement moom xamul lu ko dal mu ne Zayda man dama nar a dof mu ne Khadija radiyallahu anha maa ngi waaj a dof bay xalaat ni sax moom moo ngi waaj a dof qu'est-ce qui m'arrive xamul li ko dal
ah bi ko kii Jibril di woo ci ko xamul mu ne dafa toog benn instant ay gént muy gént di gént lu mu gént tey rek ci suba gi mu gis ko pendant ay 6 mois affaire bizarre ci moom xamul lan la kooku dina judd bu jokkoon dafa judd kii donc léegi nag la mooy le problème mooy léegi nag ñu ñëw ci loolu fan la problème bi jógee source yi première source biographie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam première source bi il faut mu leer alxuraan mooy première source bi te alxuraan kese la mën a nekk parce que alxuraan lu la muy nekk première source bi parce que alxuraan bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci aduna bi bi muy kii moom biographie bi muy judd bi muy nekk fii mais boobu la siira bi boobu lay am boobu lay dund moom boobu la révélation di wàcc donc révélation maintenant la mooy rôle am mais par rapport ak moom ay incident am parce que alxuraan lan la benn incident day am wala dara alxuraan ay wàcc wala dara am ay wàcc right mais li nga xam ni maintenant dafa feeñ rasulullah ñu gis ko ñu ne fii ak fii la jaar mais léegi relation am ak ñeneen ñi nga xam ne dafa nëbbu par exemple li ci nëbbu par exemple yéefar yi ñëw ne par exemple munaafiqun yi par exemple ni yàlla waxee kii baa ngi seen biir xol moom dafa doon gis xolu gaay donc alxuraan mooy feeñal li nekk ci biir alxuraan yàlla mooy feeñal ci nekk ci biir donc alxuraan première source bi par exemple suratul anfal moom mooy badar mooy xare badar n'est-ce pas kan moo fa dem kii siira la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo daa ay badar am ci moom lañ ko teg ci loxoom et tout mais donc il faut nga dem alxuraan nga gis yàlla maintenant li nekkoon bi ngay sànni suuf si sànni woo man maa sànni yàlla naan yéen a ngi kii butin bi xam leen ni gars butin bi yàlla ak yonentam bi ñoo ko moom donc affaire butin am na sallallahu alayhi wa sallam ay problème mu butin histoire butin am na donc yi nekk ci biir xolu gars yi donc foofu alxuraan moo koy leer par rapport ak siira bi donc dafa am solo beneen bi mooy xadis n'est-ce pas léegi ñun nan la ñu mën a waxee ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te faalewuñu alxuraan faalewuñu xadis parce que xadis yi mooy leeral yenn kii yu alxuraan donc teg c'est encore connecté xadis mooy leeral par exemple yàlla ni jël exemple bu gën a simple affaire jàpp booy julli ni ngay jàppee fan lañ ko wax ci alxuraan ni ñu koy defee nga yow raxas say loxo sa gémmiñ sa baxan process bi fu mu jaar yëpp fan la ñu koy yàlla waxee ci alxuraan bi amul mais xadis moo koy leeral donc loolu mooy importance xadis yi nag moom mooy lan mooy waxu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xadis mooy waxu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc ay siira bi mënoo kii te jàngoo alxuraan te jàngoo xadis te tegoo leen fi leen war a teg mais ñun dañuy brûler ay étapes beneen source bi nag léegi nag fii nag la ñuy waxee ci beneen source bi mooy ñan mooy ñi njëkk a bind ci siira n'est-ce pas ñi njëkk a bind ci siira ñan la ñi nga xam ni parce que ñi fekkee xam nga rek boo fekkee benn situation souvent xam nga garaawul mais say doom wala say sët toujours dañuy wax waa maam wax ma temps wala papa expliquer ma temps loolu benn kii humaine la quoi benn réaction humaine naturelle la et tout donc Zubair moom benn dafa am Urwa ak Zubair bon am na keneen ku tudd doomu Ousmane bin Affan bien sûr astafurlah maanaam Urwa doomu Zubair laa bëggoon wax Urwa doomu Zubair bin Awam xam ngeen affaire Jamal xam nga Talha ak Zubair même Zubair boobu la n'est-ce pas kooku bokk na ci fukk yi ñu ki yoon àjjana donc Urwa doomu Zubair laa bëggoon wax damaa jum maa ngi doon tipse donc Urwa moo njëkk a bind ci siira Urwa doomu Zubair la Médine la dëkkoon léegi moom nan lay bindee dafay bind ne waaw te moom Aïcha radiallahu anha tantaam la moom Aïcha mën na bañ a sol hijab ci kanamam Aïcha tantaam la comprendre nga donc moom papaam sahaaba la maamam sahaaba la yaayam ak frère am ak Aïcha tantaam information mën na jël information ci ñett ñooñu ñëpp donc moom ñetti source la am amin source yu bëri la am day dem ci papaam laaj ko papa bi ngeen demee Badar lan moo fa xewoon mu ne temps mu bind mu dem ci Aïcha moo yor kii biir néeg yi jour bi ngeen demee Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jour boobu noonu avant muy kii affaire socc bi nan la demee
Aïcha explique mu bind moom moo njëkk a xalaat dajale kii ak frère am ak kii n'est-ce pas mooy Urwa après à part moom Aban kan mooy papaam mooy Ousmane bin Affan radiyallahu anhu mooy papaam moom tey bind na mais ñoom li ñu bind ñoom ñoo njëkk a bind nag ci siira parce que ñooñu dañu am accès ci sahaaba yi ñi nga xam ne fekk nañ ci misaal ñu ne jamonoy Maam Maodo Malick wala jamonoy Sëñ Touba bureau Ndar fekke woo ko ba par exemple Sëñ Fallou laaj Sëñ Touba waa papa kii la après moom mu bind ko parce que Sëñ Touba moo ko jur wala Maam Maodo Malick Sëñ Abdou Aziz Dabakh wala doomu Baye Niass laaj papaam wala ku mënta rek Sénégal ci wala yu njëkk yi donc léegi ñoom ñëpp bi ñu bindee ba pare mais ay bind la yoo xam ni peut-être dañu bind rek li nekk ci seen environnement quoi lañ bind demuñu fu sori seen environnement kese mooy laaj ñi nga xam ni dañoo accessible mais dafa am keneen nag koo xam ni 85 ans après hijr mooy Ibn Ishaq moo njëkk a bind siira boo xam ni am na isnaad mooy lan mooy chaîne de narrateur mooy niñ ko defee ci kii nu mu tudd encore ci xadis nag moo gën a am rigueur xadis moo gën a am rigueur nuyu naa la maître xadis moo ëpp rigueur xadis moom gis ngeen imam Bukhari li mu récupéré ci xadis yëpp ay 200 et quelques mille presque ay 7000 et quelques la ci téye donc côté isnaad côté kii xadis moo ëpp rigueur mais au moins pour la première fois ñu am kenn koo xam ne am na chaîne de narrateur am na isnaad côté siira mooy Ibn Ishaq pourquoi loolu parce que dafa fekkee doomu sahaaba yi dafa xengaawat li ñu naan xengaawat ak doomu sahaaba yi dafa nekk ak ñoom xam nga wala sahaaba yi seen doom yi ak seen sët yi parce que 85 ans après hijra la léegi nag yemul ci foofu mais dafa dem ba ay Syrie ay Cham côté yooyu yëpp dafa dem wala par exemple ay Kufa par exemple mu xam ne ñenn ñi surtout Ali ibn damay wax Ali ibn Abi Talib man maa jël exemple wala surtout par exemple Abdullah ibn Mas'ud par exemple fu mu nekk mu dem laaj ko sa papa lii mais loolu yëpp la jël mu récupérer ko mu bind ko bi mu ko bindee mu nekk benn livre bu rëy a rëy parce que lépp la def ci biir xam nga ñoom arab yi dañoo gëmoon ay poésie xam nga jamono yooyu gis ngeen moo tax yàlla déjà yonent yàlla Moussa la lañ gëmoon du luxus yàlla indi leen benn yonent boo xam ne day sànni bant mu nekkaat jaan ok yonent yàlla Issa Jésus lan moo xewoon taay lan moo xewoon c'était médecine yàlla yónni Issa ibn Maryam Jésus yonent boo xam ne day doxloo lafañ yi nga xam ni soo nee lafañ di gisloo gumba yi côté médecine ci lépp ci turu yàlla xam nga léegi jamonoy rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamit lan la affaire de poésie la woon littérature affaire art poétique ak yooyu donc yàlla indi loolu lay indi benn prophète boo xam ni moom vraiment dafay indi alxuraan mu nekk miracle boo xam daf leen ciy défier ne bu nekkee da ngeen ni kii indi leen benn surat benn aaya bu alxuraan te boo leen ko indiwul da ngeen dem safara yéen ñëpp surtout Baxara waaye léegi donc bu ñu xoolee kii nu mu sax Ibn Ishaq il a un peu fait comme je le disais sànq le tour de fépp xam nga mais en même temps tout ce qui li mu kii comme mooy way yi ñu daan way xam nga temps poésie yi ñu daan kii yëpp daf ko si kii yàlla Ibn Ishaq bi bon original bi kii ñu ko mais au moins kii nañ ci am na lu ñu ci yor xam nga parce que am na il paraît benn docteur benn borom xam-xam laa koy dégg mu koy wax mu ne benn pakistanais benn indien bu docteur Hamidullah moom moo njëkk a traduire français moo njëkk a traduire alxuraan bi ci français benn Inde la bu dëkkoon France bon donc moom moo retrouvé un quart de Ibn Ishaq mais moo ngi ko retrouvé Allemagne ci Allemagne la ko fekk ci seen kii yooyu noonu archives yeeg yooyu xam nga un quart donc pour wane léegi nag dafa authentique xam nga léegi par exemple boo xoolee comme ni Ibn Ishaq lii mu ne bon c'est en anglais bien sûr wala xam nga ndax di ngeen ko gis da ngay gis dafay am ay poésie par exemple poésie li ñu daan way foofu seen kii texte poétique yëpp moom daf koy reporter naan tel jour lii lañ fa woyoon tel jour te la moo jaaxal nit yi mooy ñoom yàlla ni mu leen comment ils arrivé mënuñu woon bind mënuñu woon lire mais tak la ñuy toog dóoral la benn poème boo xam ne dafa am ay rime xam nga donc yàlla mayoon leen loolu léegi Ibn Ishaq moom moo ngi dee 150 ans après hijra bi 150 astafurlah après 85 après hijra la judd mu dee 150 après hijra
donc boo defee addition bi di nga xam ci ban xam nga mais moom dafa compiler comme j'ai dit ak ay chaîne de narrateur avec ay isnad léegi nag moom dafa amoon benn taalibe bu tudd Ibn Hisham n'est-ce pas mooy Abdel Malik Ibn Hisham moom moo doon taalibe Ibn Ishaq Ibn Hisham moom dafa li mu def mooy dagg Ibn Ishaq dafa gudd trop quoi mooy def ci def affaire yi parce que Ibn Ishaq moom dafa jëlee sax depuis histoire yonent yi quoi histoire Adam daf ci bindoon donc mu boole donc il paraît ay environ ay 15 volumes la woon dafa rëy daal trop léegi Ibn Ishaq résumé ko mais ni mu ko résumé pour mu yombati ñu comme que temps imprimerie amul dara amul mu jël mu kii ko mu résumé ko mu dindi lépp li nga xam ni par exemple bon c'est pas ay connaissances yu am bénéfice noonu mu dindi ko mu des li nga xam ne ñëpp ci la ñuy inspiré wu après képp kuy bind siira ñëpp ñuy bind siira fa la ñuy inspiré wu nee nag am na nag aw ci li ñuy waxee ay chamail bu Tirmizi nee nañ caractéristique yonent bi am na ñu ci inspiré wu pour bind am na tamit ñuy inspiré wu ci comme ay Bayhaqi loolu laa dégg benn borom xam moom di wax mooy Dalaa'il bu Bayhaqi moom tamit inspiré wu na ci pour que bind miracle yi ñoom par exemple que les caractéristiques lay bind kii moom miracle yi kese lay bind quoi miracle kese xam nga léegi nag dafa am benn jamono ñoom imam Malik à part loolu ku mel ne at-Tabari bind na ma dégg tamit borom xam-xam ne ñu ne at-Tabari bi muy bind moom faalewul isnaad moom li mu faale mooy moom dafa ne lépp lu mu dajal da koy jël bind ko reporté ko parce que nee na encyclopédie xam nga encyclopédie waa kii nee na Ibn Ishaq ak Urwa leur nom apparaissent dans Tufaxtu de Serigne Touba déjà gis nga seen ñaari tur yi moo ngi ci œuvre Serigne Touba yi mais pourtant tey Sénégal ñiy wax waxi kii kenn du ci tudd ñaar ñooñu dañ ñëw rek jox la ay information mais doo xam fu mu jógee ndaka de Serigne Touba tuddoon na ñooñu peut-être El Hadj Malick wóor na ma tuddoon na leen et tout xam nga donc je disais que at-Tabari moom dafa ni moom li muy bind mooy nekk fi di xool comme ni Ibn Ishaq def Ibn Ishaq day xool isnaad xam nga am na ay kii yoo xam ni bon amin loolu dañ si ñëw après anyway Ibn Ishaq moom isnaad yi ni mu daf ci tenir compte quoi mais vérifié wul quand même amul rigueur comme ni ko waxee sax mais Tabari moom dafa ni moom bindkat yi lay bindal quoi léegi nag ñoom ñooy dem xool ndax c'est authentique wala ñoom ñooy def recherche l'essentiel moom encyclopédie la ñuy tegal loolu Tabari loolu la wax moom mais da ngay gis yenn saa yi ma gis Sénégal nit am na rek démb ñoo xam maa leen ko doon sama yenn petit frères yi ñu indi benn kii at-Tabari may leen def leen attention at-Tabari bu leen jël lépp lu mu kii ngeen ko xoolal moom faalewul woon chaîne de narrateurs yi quoi xam nga donc def leen attention ci loolu quoi xam nga donc léegi mais parce que loolu la ñuy gis nit ñi dañuy jël ay duñu xam te day bëri ay contradiction foofu loolu fan la commencé mooy jamono ñoom imam Malik il paraît d'après yenn borom xam-xam nee nañ jamono imam Malik dafa amoon ñoo xam ni dañoo gis benn deal Iblis moo leen dugal ñu gis benn deal quoi xam nga mu gis benn deal bi mooy lan mooy deal bi mooy nit boo bëggee nit par exemple tey dafa mel ni rek tey Sénégal da nga gis nit tey amul xaalis amin mu yor benn 100 francs last 1000 francs laa yor nit jóge fële ne la waaw sa maam moo demoon géej xeex ak tubaab ba sa maam lii commencé di praise sa maam nga yëkkati 1000 francs yi nga jox ko parce que li mu wax dafa sedd parce que da ngaa bëgg sa maam right léegi nag nga xoolal tey jii nit ñi loo leen wax ci yonent bi baax na loo leen wax ci yonent bi baax na tellement mbëggeel bi sénégalais yi am ci yonent bi la peut-être ñu bëri xamuñu ko carrément def ñu effort pour xam ko mais je sais que quand même bëgg nañ ko xam nga parce que li si jot a xam léegi nag ñu dem ba ci ay sensationnel ak émotionnel n'est-ce pas instant bi ñooñu dañ daan profiter maintenant bu ñu jullee juma ba pare dañu def tuuru juma yi quoi jàkka yi la ñu def dañu def jàkka Fass bu ñu jógee dem Colobane après dem Pikine dem fu nekk ñu dem fa xam nga bu ñu demee lu ñu def mooy ñi bu ñu jullee ba pare ñu jóg taxaw
waaw salaamaaleykum mbokk yi comme ne Abdullah Ben Saloum daan def rek waaw kii mooy rasulillah nangam moom moo def kii xam nga ñi xam nañu donc genre technique yooyu la ñu xaw a def quelque part quoi mooy xam nañ nit ñi dañu dem ak émotion parce que dañoo bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam automatiquement dañuy jóg taxaw rek ñu ne waaw rasulullah rek ñu inventé maintenant au fur et à mesure ñu inventé ay sensationnel xam nga ñuy inventé. te nit ku siw ku nekk am nga légende nit ku siw ku nekk fenal nañ la wax nañ la loo xam ne defoo ko mais pourquoi nit ñi di ci mordre parce que mbëggeel bi ñu am te surtout le nègre le noir moom émotion dafa am doole trop moom ci bopp ci biir maayinam émotion lépp émotion lay demee ci lu gën a bari donc am si tey jii ñoo xam ne da nga leen di gis ñuy toog ay Sorano toog ay kii mais ci émotionnel bi rek la ñuy wax mais li ñuy wax du authentique li ñuy wax doo ko fekk ci Ibn Ishaq doo ko fekk ci Ibn Hisham léegi nag ñun gars yi nañu waxante dëgg est-ce que war nañu gëm waxu koo xam ni waxam nee na moom aras la fanaan ñu jox ko loo xam ni c'est pas palpable xamuñ fan la ko jëlee est-ce que ñun war nañ ko gëm est-ce que tamit ñun kenn matul kan moo mën a waat teg loxoom ci kaamil waat ni li sëñ Tuubaa bind yëpp dafa parfait kan moo ñeme def loolu parce que bu parfait rek après day nekkaat alxuraan donc day concurrencer alxuraan kan moo ñeme xoolal rasulullah sallallahu xadis yi ñaata fekk xadis ñoo am kan moo ñeme waat ni El Hadj Malick li mu bind yëpp parfait kenn ñemewu ko waat kenn parce que ay nit la ñu woon c'est sûr que ay wàllu yàlla ay nitu yàlla mais ay nit la yonent bi mooy gën di mbindeef mais nit la woon tamit du woon yàlla ok da ngay gis yenn saa yi ci biir alxuraan bi yàlla moom ñuy indiqué ne Jésus dafa ñëw Isa ibn Mariam gars yi ne mooy yàlla mais yàlla ci alxuraan bi il est dur avec rasulullah yenn saa yi il est dur day ñëw naan ko mais po ki yoon ba yàqu kii taxut bi jàpp la buñ la yóbbaale woon dinaa la jox double punition aduna double punition àlaxira surtout Abbasa waaw bi Abdullah ibn Maxtum ñëwee lan moo tax nga dem ci noble yi nga fàtte kan moo la ne yow moom gënul pur ah donc da ngay gis yàlla parfois mais lan la du pour rasulullah moom kii nañ xam nga loolu pour ñun la ñu xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy gën di mbindeef mais du yàlla parce que avant moom loolu dafa am yàlla indi ay yonentam ñu jël ñooñu jox leen place su yàlla ah Uzayr gars yi nee nañu juif yi nee nañu moom mooy doomu yàlla la ah Jésus bon même histoire xam ngeen histoire bi du dëgg donc da ngay gis yàlla ay technique am ni muy indee affaire yi xam nga il faut tamit mu leer ne nit ñi il faut ñu dem ak équilibre wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan nous sommes la umma du juste milieu ah la umma du juste milieu il faut donc ñu dem ak équilibre li ñuy def n'est-ce pas loolu nañ ci bàyyi xel léegi nag bon man li may invité ñëpp man li may invité bu doon sama sago laay wax de ku nekk nag da ngay def li ngay def di si ut ay tiyaaba bu doon sama sago mooy dañoo war a ubbiwaat tamit benn kii bu waxee ñuy def ay commentaire quoi pas nit ki ñëw wax rek dem yoonam non bu waxee fan la ko teg lan mooy dalilam fan la affaire bi jógee xam nga ok ñun tamit ñu am temps wu ubbi alxuraan bi est-ce que li mu wax ne du am contradiction mais tant que ñoo ngi yóbbu ci abstraction dañu kon ne di ñu nax yenn saa yi parce que mënuñu ko vérifier l'information xam nga bon man bu ma ñëwoon teel a démb damaa fanaan yàlla wan ma temps nan ngeen koy vérifier l'islam du religion boo xam ni bon bien que nag am na ñoo xam ne yàlla may leen ci ilmu ghaib xam nga am na c'est clair loolu dafa am mais ñooñu duñu ay nit yuy toog ci mbedd bi di wax ñooñu parce que xam nañu ñooñu xam doomu aadama xam yu bëri ci yàlla moo tax ñu egg niveau boobu ba ñu may leen li leen may donc am na yoo xam ne ñoom duñ ko wax parce que xam nañ iblis bu ñuy bàyyi benn trou bu ndaw iblis di ko exploiter moo tax ñooñu duñu sax am na discours yoo xam boo ko déggee xamal ne non rasulullah sallallahu alayhi wasallam xoolal ni mu ñëwee ak ne ñaata miracle la fi def par rapport ak yeneen yonent yi ah fay chrétien mën na toog ni Jésus moo ko ëppale miracle mais kam moo mën a comprendre alxuraanam mooy miracle am bi gën a rëy mais nit ñi ni ñuy xoolee miracle tey parce que ñoom miracle la ñuy xool mooy tey damaa def lii damaa taxaw ci kaw asamaan bi di julli wala damaa def lii ñoom loolu alors que nitu yàlla wala yàlla yooyu mooy ay téere yàlla bi yooyu mooy miracle yi
donc ñun ni ñuy xool te miracle saa yu amee xam leen ni comme ni ma leen ko waxee démb musiba la miracle moom bu ko yàlla yónnee rek tiit leen mais ñun dañoo bëgg miracle gars yi di ci profiter dañu dugal ci ay abstraction yoo xam mënuñu ko vérifier alors que rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'na laka zikrak la yàlla wax n'est-ce pas yàlla nee na moom moo yëkkati turam ñooñu ngay fenal rasulullah taxul soxlawuñ say fen soxlawuñu kenn taxaw di fenal rasulullah bu ñu yëkk parce que yàlla moo ne maa ngi moo yëkkati turam du dëgg wa rafa'na laka zikrak dafa leer am na benn aaya suura pour je parler de te xoolal même beneen bi boo lee xoolee connexion entre rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak même Jésus par rapport ak Mohammed bi hamd bi ni ñu koy praiser définition hamd n'est-ce pas ni ñu koy praiser da ngay gis ci alxuraan bi boo lee xoolee ci alxuraan bi am na peut-être loo xam ñu bëri seetluwuñ ko mosoo dégg Jésus ci alxuraan bi muy tudd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci gémmiñam mu woowee ko Mohammed Ahmed lay wax Ahmed yàlla buy kii ba Ahmed lay wax mais mosoo gis tamit Moussa buy wax waxi rasulullah def référence ci moom ne dina ñëw xoolal Muhammad lay wax ñoom ñaar kii Ahmed kii Muhammad léegi borom xam-xam ne par rapport ak définition ñaari benn bi Jésus moom comme que bëriwul woon ay nit moom c'est côté qualité moom il avait peu de personnes derrière lui xam nga loolu peu de disciples mais c'était des disciples de qualité à part kenn ñu naan Judas la waree xam nga mais c'était des gens de qualité. donc moom day symboliser qualité Ahmed bi nag loolu lay symboliser Mohammed bi ñu ne Moussa après umma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fàtte ngeen xadis boobu bi ñuy wan ku nekk ummawam ñu wan rasulullah sallallahu ummawam ñu wan ko umma Moussa mu xaw a kii tuuti parce que umma Moussa daa bëri xam nga mais après nag ñu wan ko ummawam mu triple xaw ma ñaata umma Moussa bi ñu wanee rasulullah ummawam mais umma Moussa alayhi salaam mais ak bëri woon escroc tamit. mooy bani Israël ñaata lañ ñu kii ay kiyam donc moom quantité mais rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc Ahmed beeg Mohammed bi am na yoo xam ni day boole qualité mais aussi côté nombre moom dina bëri par exemple surtout waaqiya bay xool par rapport définition kii foreigners yeeg yooyu xam nga day ça s'applique à lui quoi lépp s'applique à lui xam nga donc kooku jarul ñuy fen pour yëkkati ko xam nga jarul kenn di fen pour yëkkati ko. donc pourquoi gars yi donc yenn yi booy fen pour yëkkati parce que sa poche rek ngay xalaat quoi sénégalais yi dañoo bëri yërmande ci yenn affaires yi dañoo kii donc lan ngay def amin wax rasulullah lu extraordinaire wala wax sëñ Touba lu extraordinaire comme ñoom Gana Messere la xaw ma lan genre yooyu noonu mais pour seen poche nit ki nag lépp looy def te yàlla taxul mënuñu lire xolu nit ñi quand même dañu waxante dëgg mais quand même ni ñu koy defee day ça prouve que bon sensationnel kese la xam nga moo leen tax a jóg xam nga beneen bi mooy yàlla moo ngi naan laqad kaana lakum fi rasulillahi mu ne uswatun hasanatun mu ne ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ngeen di gis en lui ngeen di gis benn modèle bi gën a parfait mu ne en rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ngeen di gis modèle bi gën a parfait mais nan la ñuy suivre benn modèle te xamuñu ko le perfection modèle bi kooku moom mooy modèle bi mais bu nekkee modèle boobu ñun sensationnel rek la ñu ciy wax loo xam ne ñun mënuñu ko kon nan lañ koy suivre par exemple ok ma ñëw ma ne sama modèle moo ngi tudd Spider-Man bon français yéen di wax ay Mick Jagger ak Michael Jackson donc Spider-Man pour vous français yi ma kaañoo leen tuuti léegi Spider-Man mooy sama modèle mais nan laay toppee Spider-Man te man mënuma spread web bi par exemple mënuma di kii wala Superman dóor sama dënn rek naaw nan laa ko mën a toppee mais donc sensationnel yeeg yooyu mais da nga koy topp ci li nga xam ne c'est au fur et à mesure ngay dem après nag mu tegu ci loxo yàlla nag mais l'essentiel toppal modèle bi mosul ñëw mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mosul ñëw def yu bëri yu ñuy wax fii ci ay di ko teg ci ay nit mais modèle bi deful loolu te pourtant moom mooy gën di mindeef donc vous voyez les contradictions yenn saa yi xam nga y a tellement de petits problèmes yoo xam ne dañ ci réfléchirul kese quoi xam nga buñ ci réfléchir mais dinañ gis où se trouve exactement le problème xam nga n'est-ce pas donc gars yi il faut ñu bàyyi xel ci ces détails là c'est important pour man parce que bon dóorkat yi ñoo gën a bëri dañu toog Sénégal léegi nga toog ku mu neex rek nga jóg taxaw ne way
you know et puis ñoom ils s'enrichissent grave ci ay luxe yu insolent la ñuy dund après donc ñoo ngi dund seen kaw te par principe ñun bëgguñu ku ñu nax quoi par principe bëgguñu ku ñu nax n'est-ce pas donc beneen bi mooy yàlla mu ne bu nekkee bëgg ngeen Allah ah rasul mooy yàlla moo ko waxloo rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waxal yow Muhammad bu nekkee bëgg ngeen Allah topp leen ma bu nekkee bëgg ngeen Allah ah mu ne qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ah yuhibkumullahu ah mu ne yuhibkumullahu wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurun rahim ah mu ne wax leen ni bu fekkee ni bëgg ngeen Allah den topp leen ma te Allah dina leen bëgg dina leen wan amour ba pare Allah dina leen baal seeni bakkaar parce que Allah moom mooy baalaate moom mooy ghafurun rahim n'est-ce pas donc nan la ñu mën a toppee koo xam ne xamuñu ko man bi ñu waxee gars yi indi ay des histoires de laïcité quoi laïcité autre mais pour man mais mënuñu xeex mënuñu ñëw ñu xool qu'on se dise que waaye la colonisation française nangam non tubaab yi nangam mais les musulmans au Sénégal 85% lañu 85% de musulmans léegi yow man na laa mën ne man musulman laa man jullit laa quoi ba pare ma am benn modèle boo xam sama borom moo ne commandement xam li ma la wax mooy xam leen rasulullah commandement modèle boobu ba pare man ma ni non école bi ñu jàngalee sama doom mais kenn du fa jàngalee rasulullah quoi au nom de quoi au nom de benn système boo xam ne ça vient de l'Occident ça vient de le bourreau quoi boo xam ne daf fi ñëw yow pour ray la quoi pour ray la yow pour moom jël say tout ce qu'il y a comme ressource naturelle tout ce qu'il y a comme valeur affaire mu effacer ko imposer son surmoi 95% de musulmans léegi ñoom que ça soit interdit quoi que gën di mbindeef ñu jàngale ko ci école yi 5% des chrétiens yi nous pourrons nous arranger loolu yomb na ñoom ils pourront peut-être jàngale moment bi ñu jàng ñoom ñu jàng Jésus mais au moins mais ce qui est impératif mooy li impératif mooy ñu fexe rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu koy jàngale ci école yi tant que defuñu ko te xeexuñu pour loolu aussi day mel dañu nekk encore dañu désobéir yàlla bu nekkee cadre école occidentale française bi doxul mais nañu créer benn kii boo xam ni benn système wala benn support boo xam ne buñ mën nañ fa nekk ñu jàngale ko de manière académique quand je dis jàngale je dis pas sensation mais de manière académique parce que siira rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais day jël ay boo ci bëggee dema à fond day jël mën na jël 1 an pour nga pare ko livre bii nii Ibn Kathir moo ko bind xool leen nu mu toll lii boo ko bëggee lire nga commenté ci def kii xoolal boobu mooy Ibn Kathir n'est-ce pas maa ngi doon wax Ibn Ishaq laa leen woon sànq am na ñeneen xam nga bëgg lire ko ba pare nga xool entre parce que man loolu laay def quoi damay xool entre Ibn Kathir bi parce que Ibn Kathir lu bëri moom Ibn Ishaq lay cité d'ailleurs xam ni ma la ma xool ma war a seppi def édu comparatif xool benn xam-xam lu mu wax def job boobu yëpp mais saa waay mais daf lay jëlal mënoo sax comprendre te dama gis borom xam-xam yi def siira yëpp ñi def siira borom xam-xam yi ñoom ñëpp ça leur a pris tellement de temps ça peut pas se faire donc 6e war nga am loo si jàng 5e léegi nag 6e lan la ñu programme nii la war a demee lan la ñu war a jàng le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que politicien par exemple nan la doon diileeg ay banu Qurayda ak banu Nadir ak banu Qaynuqa bi mu ñëwee ba njëkk a teg constitution lan moo nekk ci constitution am moom moo njëkk a bind constitution nan la diileeg ñoom bi mu ñëwee affaire u suq bi affaire u marché ay riba ñëw pourquoi mu ne ok léegi saxaaba yi ñun dañu ber suñu marché ñun nañu ber suñu marché parce que fay riba am na fa et tout léegi moom ci benn critère la ko teg ñu xool par rapport au système bancaire de nos jours donc moom ban information la ñu apporté ñu kii loolu donc lépp ñu def ñu kii mais ñu xool par rapport ñun suñu réalité du moment donc xam-xam la liggéey bu kii la boo xam ni du benn nit moo ko mën def du benn nit moo koy def il faut nit yu bëri benn psychologue toog benn kii toog mais surtout benn expert yi toog mais comme ni ma ko yàgg waxee bu ñu toogee ba ñoom ay maxtaar ñu mel ni man ñu ñàkk fayda ni mel ni man toog bay ñeme naan dañu wax en public ñuy ñeme di wax ci ay siiraak yooyu borom xam-xam yi war nañu xoolaat seen méthodologie borom xam-xam yi du ñëpp nag ñu bëri war nañu xoolaat seen méthodologie
xam nga xoolaat bi mooy lan parfois du ñu wàcc ci mbedd bi quoi mooy parfois wàcc langage bi na accessible quoi il faut que le langage soit accessible mais bu ñu jëlee langage boo xam ne y a beaucoup de termes arabes ci biir te gars yi jànguñu arabe mais le problème reste entier gars yi duñu kii parce que dañu naan benn groupe macha allah benn instant da ngay gis waxtaan entre te tamit fàtt naa leen wax beneen système bi mooy la colonisation le néocolonialisme fait tout pour que ñun ñu bañ a kii suñu diine xam nga ñoom ils font tout pour que ñoom ñun ñu bañ a gës suñu diine parce que bés bu ñu ci commencé dellu ñu xam yenn affaires yi yenn programme dugg suñu subconscient problème la donc ñoom fan la ñu inspiré wu pour xam loolu parce que ils ont eu des orientalistes yu dem ci benn instant islam ma ngi woon Europe ñoom xam nañu islam xam nañ comment le musulman réfléchit ah donc pour man daal donc xam naa tey fii la ñu moom mooy première partie bi léegi nag suba nag ñu commencé dugg carrément ci waxtaan bi léegi nag sama plan lii mooy sama plan incha allah maa ngi jëm a xool nu ma koy développé mën a invité xam nga Sénégal foo dem y a des extrémistes y a des ignorants yoo xam ne ils veulent def yenn affaires yi mais foo ci dem que ça soit Mouride yi que ça soit Tidjane yi ahlu sunna kii mais dafa am loo xam ne mooy boole ñëpp mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy boole ñëpp donc man sama plan mooy bu ñu waxee par exemple benn kii ba pare ñu woo fu nekk benn représentant bu équilibré ci mouridisme ma xool benn gars boo xam ne il n'est pas fanatique il est équilibré quoi mu ñëw Tijaaniya Baye Niass xam nga ak benn ahlu sunna benn salaf boo xam ne il est équilibré nga xool waxtaan bi day limpide waxtaan bi gars yi du ñu mës a am problème ñoom ñëpp waxtaan bi day yomb du am xëccoo du am dara léegi nag ñu commenté ci yenn événement yi ñoom pour dire que dañ koy jëm a delloowaat quoi xam nga ok waaw Alpha waaw sama gars la you know what I'm saying léegi ñu jël fu nekk ñu jël fa kenn ku nekk ñu jël kenn après ñu jéem a xool nu muy demee xam nga donc maa ngi koy yemale fii takkusaan jot na xam naa suba wala kii après ñu soog a dugg nag ci siira bi expliquer te li may wax yëpp nag du sama xam-xam te ñëpp ko mën def quoi mooy tout ce que j'ai fait mooy acheter des livres def ay recherche ci internet bi def ay kii jël le temps de le faire loolu kese la li ñu yàlla xamal nag ci recherche yi ñu def ñun nañ ko séddoo nit ñi donc l'objectif c'est quoi mooy l'objectif final mooy ñu fexe ba nit ñi xam rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que buñ ko xamee dóor yi dina jeex quoi dóorkat yi ñëw naan sama sëriñ mooy lii ñuy dem ba ay El Cheikh créé fi ay zaman xaw ma créé yooyu yëpp dina jeex ku fi taxaw de xoolal ku fi taxaw di waxati dañ naan yow taxawal fa ñun amuñu sa jot foofu lay mujjee quoi parce que loolu mooy objectif bi mais tant que xamuñu gars yi nañu yóbbu ci ay abstraction ci ay kenn xamul donc maa ngi leen nuyu gars yi di vraiment di leen remercier ci temps bi ngeen toog pour déglu macha allah jërëjëf yàlla na yàlla